ci wàllu OFNAC biñ ñuy doog a fal 2014 man maa njëkk a dem OFNAC demal fa sama bopp nag bi ma demee ki nga xam ne moom moo ko jiite di madame Nafi Ngom Keïta daf maa xamaloon ni ñun de ñu ngi lay gërëm ci ñëw bi nga ñëw ci sa coobare bopp spontanément waaye dispositif bi ñu war a taxawal pour recueillir sa déclaration de patrimoine dafa pareegul mais pour wan la ni rafetlu nañu ni nga def bu loolu paree ñun ñooy jógal suñu bopp ñëw ba Thiès suñu excès ba Thiès nag bu boobaa ñu jël sa déclaration de patrimoine ba pare def conférence de presse jël la comme misaal comme exemple man tam ma remercier leen waaye man leen maay jaru ko ndax man dama amul patrimoine bu may déclarer man sama patrimoine zéro la waaw loolu la yàlla dogal zéro la woon démb zéro la tey te zéro lay doon ëllëg bu soobee yàlla alors loolu nag daf may mettre à l'aise ngir sujet bu nit mën a indi dama ciy sawar pour man ci wax amaa jëmmi IGE je sais que temps wu émission bi gàtt na mais il est important ngeen xam lii IGE lu baax la ngir inspection générale d'État rôle am mooy saytu ngir état bi exécutif bi muy président de la république ak ñi mu jiital bu fekkee ne dañoo santaane liggéey xel mën na nangu ñu saytu liggéey booba nañu ko yore wàllu IGE dama cee joxe woon ay xalaat yoo xam ne ba ma koy joxe booba président Macky Sall mii tey premier ministre la woon muy 2005 am na lu ma bindoon ginnaaw bu ma ci defee gëstu ak ay borom xam-xam ma bindoon ne IGE dañ ko war a jëlee présidence de la république yóbbu ko cour des comptes bu ko defee président su santaanee benn liggéey am lu mu yaakaar ne jaadu nañu saytu ko moom dafay saisir cour des comptes rek cour des comptes sant IGE liggéey booba IGE bu defee liggéey bi ba noppi xam nga rapport bi cour des comptes am na ko mais rapport bi président da koy am waaye du yem ca ñoom ñaar rapport bi tamit député bu ne da koo war a am bu ko defee su fekkee ne liggéeyu IGE bi wanewul dara lu war a tax nit ki ñu war kaa yóbbu ca yoon cour des comptes classé ko sans suite par benn décision motivée mooy boo xam ne koy wax fu mu ko teg mais su fekkee ne am na lu mu ci gis lu war a laaj mu càmbar mbir wala mu yóbbu ko ca yoon cour des comptes yóbbu ko ca yoon président mi nga xam ne tamit moom moo santaane woon saytu booba su fekkee ne bëgg nañu yóbbu dossier bi ca yoon am na buntu bu mu ko yóbboo ca yoon waaye comme moom bu fekkee dafay tabb ay nit nommé leen su gisee ne tey jii jaadu na mu jël sanction administrative ba jël décret pour dindi ñooña ca la mu leen dénkoon mu am sañ-sañu def ko donte yóbbuwuñ leen ci yoon waaye su fekkee ne yóbbuwuñ ci yoon te kenn ci député yi nga xam ne jot na rapport bi gisa mën a lëkkaloo ak yeneen député mën a fa wëlbatiku créer li nga xam ne mooy commission d'enquête parlementaire parce que dossier su nekkul ci yoon rek député am na sañu def commission d'enquête parlementaire xam nga kon lu mel noonu suñ ko defee lépp loo xamante ne nekk na fi te jaarul ci yoon nit ñi danañ fexe ba mu nekk ci yoon ndax dootul rëcc dootul mën a am ensuite IGE dootul liggéey ay nit taxaw ci biir présidence de la république moo xam ña nga ca cabinet ba wala ñu ngi ci yeneen i niveau ñëw jël rapport boobu di ko mën a utiliser nu mu leen neexee à des fins politiques ak di ci comp di seet lépp loo xamante ni ñoom déranger na leen ci nit ñu jéem a seet naka lañ koy manipuler au niveau de l'opinion pour le cas de Thiès ñun dañoo amoon mbégte lool ci bi fi IGE ñëwee d'abord parce que dafa fekk ñu nekk suñu tàmbali gestion kon su fekkee IGE daf fi ñëw di gëstu diggante 2011 ba 2015 te ñun ñu fal ñu fin juillet 2014 ça veut dire IGE ñun yëkkati wuñ ko IGE ñun taxuñu ko woon a jóg waaye la mu jot a liggéey ci période boobu muy càmbar danañu jariñ ñun te xamal nañu leen ko rapport boobu mu génnee xam nga li ngeen ci jot a dégg ñu diñ ci tudd ay nit ñoo jéem a manipuler rapport bi mais rapport bi ci boppam du loolu la wax rapport bi pour li ñu ci concerné dafa wax ne ville de Thiès
mi ngi continuer di jënd ay fournitures scolaires ville de Thiès mi ngi continuer di def secours aux indigents maanaam di dimbale ay néew ju doole te du wàllu commune yi la loolu la ñu bind. xam nga néewuñu benn yoon da ngeen ne dépensé ngeen fourniture scolaire te defu leen ko dañu ne da ngeen a dépensé loolu te du see dootu nekkatul seen wàll bàyyi leen ko def loolu la IGE wax ñun ñu ni loolu IGE jàpp ne du sunu wàll ñun jàpp nañ ne sunu wàll la ndax article 170 boobu ñuy wax ne dafa tere loolu man leen article 170 terewul loolu ndax ci article 170 boobu ci la ñu wax allocation de bourse et d'aide scolaire lu mu doon yow aide scolaire entre nga jël ko ci koppar joxe ko ak nga jënd ko ci fourniture scolaire joxe ko du aide scolaire bon beneen bi mooy ci wàllu loi la xam nga loi moom boo ci bëggee wax parfois ci lu jëm ci peuple dafay compliqué parce que affaire droit mais texte bi dafa wax ne bu fekkee dañ ne dootul sa compétence du compétence ville compétence commune la te loi bi wax ne ville commune la nuñ koy lijjante loi bi moo wax ci article 167 na ngeen ko wër loi bi dafa wax ne une ville peut être instituée par décret pour mutualiser les compétences de plusieurs communes qui présentent une homogénéité territoriale tey jii su fekkoon tey da ngaa jël commune Touba jël commune Mbacké nga boole leen boole ci ay commune commune Ngaabu nga ni da ngaa créer ville parce que ay communes yu dend lañu nga créer ville xam nga bu boobaa ville boobu nga créer ak tur woo ko mënti jox tamit commune la d'ailleurs on dit la commune ville de muy article 167 boobu wax ne la ville a le statut de commune muy benn tontu bu ñu am ñoom beneen tontu bi mooy ci article 187 man ngeen dem xool ko tamit dañu wax en tout ce qui n'est pas contraire au présent chapitre les dispositions du présent code relatives aux communes sont applicables à la ville nga xam ne chapitre boobu mooy chapitre 5 mooy li ñuy wax lépp lu aju ci ville dañ ne chapitre bi mooy wax lépp lu aju ci ville ñu ni tel fii lépp lu fi nekk lépp lu waroowul ak li fi ne yaa ngi dégg te ñu wax ne dafa jëm ci commune mën nañ koo jëmee ci ville loolu la waa bi wax article 187 ñu wëlbatiku ne maire ci boppam article 171 maanaam mënta bañ a appliquer décision conseil te budget conseil moo koy voté maire da koy proposé conseil voté ko kon su ko conseil bi voté mooy buñ nee voté na kon loo xam ne du ci compétence am kon maire bi ak conseil bi ñoo ko bokk mais su conseil voté ba pare préfet mooy approuvé budget bi maanaam su préfet approuvé budget bi kenn du ko jëfee kon bu ko préfet approuvé mooy préfet ak conseil bi ak maire bi ñoo bokk d'accord ne compétence su ville bi la après même bu ñu defee loolu su maire defee dépense receveur ne du ma ko fay ndax du compétence su ville bi mën nañ koo discuter mais receveur ba daa fay dépense bi parce que moom ci boppam dafa jàpp ne lii ci compétence su ville bi la bokk kon su fekkee ne maire jàpp na ne compétence su ville bi la conseil bi jàpp ne compétence su ville bi la préfet bi jàpp ne compétence su ville bi la receveur ci boppam jàpp ne compétence su ville bi la mais mënuloo taxaw nga ni suñ ko defee amul fuñ ko teg te surtout que acte 3 de la décentralisation doonoon lu bees ñun ñu njëkk koo vivre njëkk koo dund ñooñu ñëpp jàpp ne lii suñu compétence la kon li jaadu mooy ñu xam ne IGE ci point boobu buñ koy jàngat fam ñu war a yóbbu mooy nañu xoolaat loi bi ba mu gën a leer que disposition yi ñuy bind mu doon yu gën a leer ba ca des ma bëgg ko rek tëje mooy rapportu IGE bi premier point rapport bi nga xam ne IGE dafa ne président de la république bii moom yaa ko moom ndax yaa ko mën a jëfe daf ko limal ñaari tur ci ñiñ fa jiitu woon ci maire bi ne yóbbu leen ci yoon président de la république ñaar ñii yóbbu leen ci yoon ngir nangam loo xam ne jalgati la bu wér lu ñu wax ñoom ñooña dañ leen a làq yóbbuwuñ leen ci yoon alors kon naka la nit mën a jógee rapport IGE ñëw même rapport bi première page wax nañu yóbbu diw ci yoon yow tudduloo loolu te loolu mooy jalgati ku ñuy waree yóbbu ci yoon
pour dem wax loo xam ne kenn waxu ci lu mel noonu mais dañoo wax rek ne maanaam ñun jàpp nañ ni gis-gis bi ngeen am ci code bi du loolu lii mooy la xew kon nga xam ne manipulation am na ci c'est-à-dire que loi dafay am su fekkee ne ñëpp dañuy doxal yoon rek mooy am mais su fekkee ne jalgati dafa am ci wàllu woowu maanaam ay nit ñoo xam dañ leen a dénk lu ñëpp bokk ñu bëgg ko foyee bëgg ko politiser dafay nekk problème tey su fekkee ne da ngaa ñëw nga nekk ci wetu président de la république dafa am lu la war mooy nga am benn taxawaay nga respecter institution yi mais nga respecter citoyens yi suñ la joxee li nga xam ne mooy rapport u IGE nga xam ne président bi du moo koy dencal boppam da koy jox cabinet am ñu war ko yore c'est-à-dire ñooña am na lu leen war am na lu leen waru ndax rapport u IGE soo ko jëloon tey jii su ma ko jëloon nii teg ko nii maanaam couverture bi waxuma la ci biir de soxlawul ubbi couverture bi lañ lay bindal ne lii waxuma la lire ko waxuma la ko photocopier ko waxuma la wone ko waaye téye ko te amoo droit téye ko rek mën nañ laa yóbbu ci yoon ne da ngaa def atteinte pour kii nu mu tëddee à la sûreté de l'État yore ko rek te waroo ko yore te rapport bi soo duggee ci biir dañ lay wax ne la bii nii bu vérification administrative et financière u Thiès bii dañ lay wax ne la juróom-ñetti exemplaire a ci am juróom-ñetti kese amul beneen keneen bu ñu lim ñi ko yor nag ne la keneen ku taxaw wax ne boobu yore nga ko mooy yow dañ laa war a yóbbu ci yoon parce que yoroo ko waroo ko yore ñu ni président moo yore numéro 1 bi numéro 2 bi premier ministre a ko yore bi fi newoon 3 ministre bi nga xam moo yore collectivité locale gox-goxaan yi moo ko yore 4 bi préfet département Thiès moo ko yor 5 bi maire ville de Thiès a ko yor 6 beeg 7 bi ñaari enquêteurs yi ñu yebaloon vérificateurs yi ñoo ko yor 8e bi IGE moo ko yor pour documentation amul beneen xam nga loolu leer na kon su fekkee man yore naa ko depuis 2016 te xam loolu te génnewuma ko photocopier wu ma ko joxewuma ko te xam ne ñu xam ne jàppee nañ ma noonu fii ci dëkk bi loolu ma moo ko génne woon ñu daanu te defuma ko parce que dama respecté loi mais noonu ma ko respecté ba doxale ko noonu ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw ci wetu président comportement boobu la ñu war a am suñu demoon nag ba président de la république déclassifier rapport bi maanaam mooy bu ko déclassifier mooy nit ñi am sañ-sañu léegi génne ko comme jamono bi nga xam ne maanaam IGE dafa waxoon ni Idrissa Seck ci chantier Thiès dafa def lu mu warul def jamono boobu président Abdoulaye Wade dafa signé décret déclassifier rapport bi sant kon premier ministre am di doon jamono boobu président Macky Sall mii tey mu dem ca King Fahd Palace devant la représentation nationale internationale ak lu nekk ci kanamu presse beeg ñëpp ubbi rapport bi jàng ci ay mbir parce que dañ koo déclassifié tant que déclassifié wu kenn sañul loolu waa IGE nag suñu toogee dajalee ay rapport diggante 2016 2017 2018 2019 am yuñ ci génnee def ay jàngat ne ci domaine bii gis nañ ci nangam ci domaine bii gis nañ ci nangam pour wax président ne ko ñu daal li ñu gis ci Sénégal diggante at sangam ak at sangam mooy yi ñu war a corriger yi ñu war a seetaat secteur yii la loolu du rapport bi loolu jàngat la ci rapport bi mais rapport yi ci boppam du loolu dafay am rapport 2016 am rapport 2017 rapport 2018 2019 parce que dañoo boole woon ñaar yooyu léegi su fekkee ne loolu dafa am li wér te wóor mooy c'est-à-dire que benn bu ci nekk feek déclassifié wuñ ko kenn amul sañ-sañu génne ko mais kon su fekkee ne ñoom ñëw nañu ci kanamu président de la République le 13 loola génn ci presse le 14 dafa am ñoo xam ne ba pare ñu am yuñ ci tànn yenn yi gën a woyof mais ñu manipuler ko comme si dafa diis loola dafa doon loo xam ne lu ñu war a changer la kon boo déggee man la nañ jël IGE jëlee ko présidence de la République nga xam ne wax boobu du waxu tey waxu 2005 la woon kon fa la may wax xam naa fu ma ko teg alors loolu c'est pour éviter que ñu jouer avec ça ñun ñii nag nga xam ne lii ngeen di gis moom étoile bi prix la maanaam 2018 ñun lañ ñu jox lii nag moom raaya la moom waaw laxasaay ga moom du raaya waaye bii moom raaya la moom bii raaya bii nii bii moom lan nu ko joxe ah lii nii lan nu ko joxe
mooy transparence et reddition des comptes mooy leeral ak sellal ci yoreen wi nga xam ne ni ñu yorale alalu askan wi 2018 premier prix bu ñu joxe ci wàllu woowu leadership local c'est la première fois ñu joxe ko et le premier prix ñun ñi lañ ko jox ngir ni ñuy doxale fii ci biir Thiès waaw transparence et reddition des comptes muy di ñuy toog di li ñu yor ñuy wone niñ ko yoree nit sañ na nag bañ a ànd ak ñun bañ a bokk ak ñun gis-gis waaye nit moom pour ci ñuy yore collectivité territoriale ku wax yaa ñu gën a leerle moom amul ndax noonu ñuy def bu ñu sañoon ñëpp di ko def juróom-benn weer yu nekk wala sax bu ñu àttanul juróom-benn weer yu nekk ñuy def at mu ne nga toog ci kanamu sa askan wi la faloon nga rendre leen compte liñ la dénkoon noo ko doxal